mbokki Sénégal mbokki éleveurs yi nuyu nañ leen bu baax di leen ziar di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi fii nag au cœur de Guédiawaye Hamo 6 fekk si fi nag un grand champion boo xamante ni turam entraîneur ci histoire élevage bu Sénégal muy le président Dame Mbaye bu Renli suñu nee Renli seen xel dem ci li nga xamante ni moom mooy le ramadan des éleveurs bi nga xamante ni chaque année ñu di ko organiser muy sekki ay jéegoy kanam di gën a yaatu di gën a neex vraiment éleveur du Sénégal di ci gën a dugg kon nag mbokk yeeg xarit yi tey c'est un plaisir ñu ñëw seet si ko waaye seet si bi nag seet si bu spécial la Mbaye Balaye lu xew. Kocc tey li xew kenn du la ko wax ndax tey jii lépp luy xew ci càmm gi yaay ci say loxo lañ koy teg nga wasaare ko mbokki téléspectateurs yi fépp fu ñu nekk ci àdduna ñu koy seetaan à travers Kocc borom càmm gi tey nag li xew fii ci Guédiawaye transfert bu mag a mag kan la ñuy transféré Tafa Arafat champion bi nga xam ne dafa xuus jàllale siggil waa Renli tey moom la ñuy transféré waaye Kocc fan la nar a jëm ndeysaan le transfert de l'année mbokk yi ak xarit yi Tafa Arafat un champion qui a marqué son empreinte dans l'élevage du Sénégal Mbaye Balaye comme ni mu ko waxee rek mbokk yi ak xarit yi tey ñu fas yéene jël Tafa Arafat ci partage yu élevage mu fas yéene dem cité Aline Sow kan la fay fekki un grand monument un grand champion une personne boo xamante ni ci histoire u élevage bind na ci turam en lettres d'or muy kan le grand Sidi Gaye Sidi Gaye mi nga xamante ni double finaliste ci émission xar bi bu ñu demee ci ginnaaw tuuti waaye itamit Sidi Gaye ci ay femelles yu extraordinaire Sidi Gaye daal mbokk yi xarit yi ci liggéey bu extraordinaire ci élevage mu ñëw tànn Tafa Arafat dinañ ci waxtaan dinañ ci xuus dinañ ko laaj pourquoi le choix de Tafa Arafat dans sa bergerie mais itamit dinañ dugg ak ki nga xamante ne moom moo di le champion Dame Mbaye moom itamit mu wax ñu pourquoi lu tax mu tànn li nga xamante ne si moom mooy jël Tafa Arafat jox ko ki nga xamante ne moo di Sidi Gaye c'est toute une histoire ndànk-ndànk waaye tànk-tànk ak mbagg ak mbagg man rek suma poulain Mbaye Balaye ñu xuus tey toute la journée dara du leen raw ñu daal di dugg ci ruqat daal di décortiquer transfert bi daal mbokk yi c'est le transfert de l'année ñu dem. Voilà merci beaucoup jërëjëf mbokki téléspectateurs yi comme ni ma la ko waxee woon rek chose promise chose due déjà gis ngeen li nga xamante ne moom mooy installation bu rafet bi nga xamante ni noonu la Dame Mbaye commencé déjà di installer ay ganam ñuy ndekki tranquillement di waxtaan di échanger du ma sori damay bàyyi suma poulain Mbaye Balaye mu doxal liggéey bi maa ngi ci ginnaaw. Kocc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di am mbégte kontaan tey comme ni nga ko waxee gars yi installé wu nan li ma gis fii tey mbégte laa fi am ndax macha allah gis naa éleveurs yi ñu ngi toog ci taabal yi ñu dressel leen taabal yi nag macha allah di fas yéene def yëfi mbayeen ndax tey jii am mbayeen moo xewle président Dame Mbaye mooy def transfert bu am solo ay ñoom Amadou Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi fii mbayeen yi moom xam naa ni tey fii dara manqué wul mais macha allah bu sàmbee ni gaawul tey jii duñu ci ñam dara moo tax it duñu sori nag kii ñu dendel nii kenn du ko présenté kenn ci Renli ndax kii mooy Laye Gningue doon secrétaire général bu Renli tey bu ñëwee fekk ko fii ci transfert bi tey jii daam Laye foog nga jug jàkkaarloog sama caméraman bi muy Mame Cheikh Ibrahima Fall tey buñ la fekkee fii ci transfert bi lii innovation la xaw ma slogan la xaw ma nan laa ko mën a tuddee lan moo waral tey transfert bi ngeen defee ko nii. waaw alhamdulilah rabbil alamin Mbaye Balaye ñu ngi lay ziar bu baax di kontaan ci yow. di la wax ne boo gisee ñu defee nii mooy Renli moom li ñuy wax uni pour un challenge slogan boobu nga wax noonu moo fi nekk donc Renli moom chaque jour da ngay gis mu dox ay jéego rek di avancer te élevage aussi ku koy wax da nga wax partage tey dañu ñëw pour transférer champion bii di Tafa Arafat yaakaar naa kenn doon ko présenté élevage ndax demoon nga set jël nga deuxième ci ginnaaw ban maal ñu ne jackpot loolu rek comme présentation doy na donc président Dame aussi nekk du ma ne xaram la sax ndax xaru ñëpp la ndax da ko bokk ak éleveurs yëpp. éleveur Guédiawaye ak éleveur u Sénégal yëpp franchement yaatal ci tey nag mu koy joxe te élevage moom baaxu na loolu quoi ñu koy ñaanal li mu fi bàyyi yàlla barkeel ko ni ko fi utu yàlla def ci barke bu ëpp sax li mu ci yaakaar fa mu jëm aussi di doyen Sidi Gaye yàlla def ci lu kawe njortam moom tamit mu am ci ay produits mucc ayib te xam ne élevage moo ciy gagné quoi. macha allah élevage kese moo ciy gagné ku la dégg sa tour muy Laye Gningue tey kenn dootu la présenté ci milieu élevage bi. alhamdulilah nag
ndax élevage tamit loolu la nit di ñaan yàlla dem ba gis la nga xamante ne nit ñi bëgg nañ ko ba topp la ci ba sonal leen ci nga jox ko ndax maal yi fi génn aussi macha allah nag prix am solo la leen gars yi joxe te loolu dafa bokk ci élevage moom li ñuy wax rek àdduna moom doo ñedd bool ba mu set quoi boo liggéey ci dara ba sant ne mun nga ko jox keneen mu liggéey ci da nga ko jox quoi. mais ba ci maal boo xamante ni dafa dem topp ci ginnaaw jackpot avec mensuration yu triple def autour bu yéemee est-ce que tey jaadu na tey jii maal yi ngeen di joxe ngeen koy joxe. waaw pour man lu jaadu la comme ni ma la ko waxee léegi maal yi amuñ ko tey rek joxe ko ndax liggéey nañ ci nag wax dëgg fa yàlla. ndax maal yi avant ñi dem liggéey nañ lu am solo. am solo fii nii wax dëgg fa yàlla ndax maal yi jot nañ fi yàgg nag. man dégg naa ñu naan gumba bu nee la nan sànninte daa jóge ci xeer. jóge nañ ci xeer bu wóor ndax man mii am naa doomu Tafa Arafat ba nga xamante ne incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee mooy mën Tafa Arafat te président moo ma ci mën tëb am na fi ay famille nga xamante ne ay tëng yoo xam ne ay doomu Tafa Arafat lañ suñu génnaate ci prochaine foire yi am ak yooyu dinañ wane seen bopp bu baax xar bi liggéey nañ ci moom wax dëgg fa yàlla biñ ci liggéey nag ba santé ne mën nañ ko joxe ñu jox ko suñu doyen Sidi Gaye yàqul dara ci mbir mi setu ceeg def ci la rek. macha allah seen secret daf ma jaaxal ba kalaa joxe maal yéen ñëpp na ngeen ciy waxtaane kalaa dugal maal yéen ñëpp na ngeen ciy waxtaane loolu doyetu ci maal bépp boo xamante ni nekk na fii ci géejawaay yéen ñëpp di ngeen am doomam stratégie boobu lan moo leen ko may ba ngeen koy mën a di def. waaw xam nga ñun moom dèjà duñu ay éleveurs yoo xam ne yor nañ ay bergeries yu mag a mag ya nga xamante ne donc li nga mën mooy soo amee sa maal nga bokk ko gars yi bu ko defee yow boo ci mënul am lii sax am da xëy na keneen am ci leen lu jëriñ élevage moo tax ñuy partager xar yi man yor naa maal bu ñëw building éleveur géej waaye am nañ ci Tafa Arafat éleveur géej waaye am nañ ci bu ko defee maal bu génnee sa loxo yow doo ko ñàkk ndax man tey comme relève bu Tafa Arafat bu ma yor doomu building nga jël def ko boole ko Tafa Arafat mu nekk maal bu terrible nag macha allah waaw su ko président soxloon tey ma yëkkati jox ko donc Tafa Arafat ñàkk ko muy fi ba léegi waaw loolu yéen a ngi waajal koor gi waaw koor gi moom ñu ngi koy waajal nag sérieusement d'ailleurs ubbi nañ liste yi nga xam ne mooy inscription yi ci box yi incha allah ren moom innovation yu bëri xaar leen ko. yu raw yi ngeen defoon daaw. yu raw yi ñu defoon ndax ci wàllu communication ci wàllu organisation ci wàllu exposition yëpp dina am ay changement yu am solo ay amélioration ñu ngi jox ñëpp rendez-vous ci biir Ramadan bi 3e semaine bi incha allah dañ koy organiser di wax ne gars yi nag rendez-vous à ne pas manquer la xam nga di ngeen gis fa xar yu doy waar ba pare liñ ci gën a neex mooy maal yi ngeen gis ni ñu génn fii muy cash yi met Tafa Arafat waxte nag ñi ko jox ci contrat bi la bokk dañuy ñëwaat ci foire bi tàggatoo gars yi waaw ñu exposé waaw incha allah. loolu du doon lu am solo comme ni mu ko waxee Laye ñi ngi di secrétaire général bu regroupement des éleveurs Ndiarème Limamoulaye dégg ngeen kàddu yi mu wax ci slogan bi ñuy dundee stratégie bi ñuy teg pour seen élevage gën a mën a jëm ci kanam mais dama leen di wax ni bàyyi leen xel bu baax a baax association bi di Relli chaque weeru koor la ñuy def foire bu am solo fii ci terrain Amo 6 di slogan boo xamante ni man saa moo fi ñëwee damay bég trop ndax am na jaamu yàlla am na retrouvaille am na tey jii li nga xam ne mooy progressement bu am solo ci wàllu élevage moo tax Laye dañ lay bàyyi dugg ci biir gars yi lan ngay tàggatoo ak ñi lay seetaan. waaw tàggatoo gi mooy sant yàlla rek bi nga xamante ne maal mel Tafa Arafat dugg na suñu loxo génn ci ñu am ci ndam lu rëy am ci ay doom yu rafet ba pare également di leen remercier yéen ñi Mbaye Balaye coach ak équipe bi ngeen àndal yëpp di rafetlu seen liggéey di wax ñun gis nañ ñi ngeen ñu téye quoi li ñuy ñaan yàlla nag mooy yàlla dëgëral seen taxawaay bu baax sàmm seen liggéey sàmm seen njaboot ba li ngeen mébét ci élevage bi yàlla yeggali ko quoi parce que xam naa li ngeen bëgg ci élevage bi mooy mu avancé mooy mu rafet donc ñun éleveurs yi dañ leen ci jàppale mais di leen ñaanal aussi yàlla dëgëral leen bu baax ñu ngi kontaan ci yéen bu baax di sant président Dame bu baax di ko gërëm di sant éleveurs yëpp di leen gërëm ndax suñu xol sedd na ci ñoom bu baax a baax jërëjëf Mbaye Balaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Laye ñi ngi kon nag teg leen seen baaraam foofu dañu dugg ci biir éleveurs yi ndax yaakaar naa ni ñoom ñu ngi ci biir waar leen liggéey yëpp ñu ngi fi macha allah tey éleveurs yi ñu ngi fi ñoom ñi nga xam ne ñoo ñëw te fekk si ki nga xam ne mooy président Dame Mbaye ci fête bi ci transfert bu mag bi sama gars yi ñu dugg ci gars yi mais yaakaar naa ni kii mooy mu ngi nii ndaanaan baa ngi borom organisation baa ngi lu na fàng kenn du ko jeex borom turandoo baa ngi cooli mu ngi nii Tafa maa ngi lay ziar. siyaar nañ bu baax a baax Mbaye Balaye di la jox sa wàccuwaay di la kontaane bu baax a baax waaw di siyaare ñëpp nag waaw ñu ngi jar siyaare ñëpp. Tafa macha allah tey boo gisee ñu ñëw fii ci kër président Dame Mbaye ngeen di def transfert maal bu am solo muy sa turandoo Tafa Arafat tey lan nga sentir. waaw tey kontaan tey bëgg rek ndax tey ji wax dëgg yàlla lii moom ndamal élevage la waaw tey it man damay wax ne boo yoree champion bu mel ni Tafa Arafat mu nekk ci gétt ba borom bergerie yi gis ko bëgg ko mu def nag ndam lu rëy ndax ndamam li dafa siggil Géejawaay ndax bu ko jëlul woon mu ñaaw
li tax muy ñaaw mooy Guédiawaye mënul organiser foire xar jóge ba Thiès ñëw jël paie deuxième bi dëkk biir Guédiawaye loolu ndam la kon moom siggil na Guédiawaye waaw parce que tey jii bu fekkoon ne deuxième bi daa dem feneen rek loolu gàcce dëgg lay doon Guédiawaye mais nag dañoo siggil moo waral bis bi toll nii nag tey. siggil gi mu leen siggil moo tax ngeen partagé ko ba tey ci biir Guédiawaye est-ce que siisoo leen. non siisuñu dañ ko partagé boo xoolee dañoo dugg ci. dërëm bi génnul gaal gi de. waaw dërëm bi daa génnul gaal gi xam nga lu tax parce que dañ fi yaakaaroon beneen champion muy Casse Lumière ko jël nekk Latir yóbbu ko ba Mbour kii nag wax dëgg yàlla man ci sama jëm bopp sax dama doon ñaan buñ koy jënd yàlla na jaree biir Guédiawaye waaye fa mu jaree tey jii buñ doon transfert buñ neexoon sax ma wàcce ko dox ak moom dem kon soriwul waaw fi muy jëm soriwul daanaka biir Guédiawaye la desaat rek loolu nag ndam la. ngay président organisation bu regroupement des éleveurs Ndiarème Limamoulaye tey barki Dembo Ndiaye ngeen transféré Casse Lumière tey du ki nga xam ne mooy sëtu magistrat di sëtu ki nga xam ne mooy Karkar di sëtu Joni Joni di sëtu Nations Unies ñaari yor Casse Lumière tey ngeen di transféré Tafa Arafat sa turandoo. te it naa la ci dolli lenn muy foire bi passé Aboutrika bi nga xamante ne nii añal la jël fii paie fii la njëkk a ñëw. añoo la jël fii paie fii la njëkk a ñëw rëlli bokk rëlli kon rëlli dafa am ñaari ndam foofu te nag ndam yi day continuer parce que ñun suñu liggéey képp ku ci nekk te rëlli dañoo yéenante jàmm Baye Fall billaahi wallaahi dañoo yéenante jàmm dañuy gise dañuy waxtaan dañuy yaatal looloo waral daal il faut lii di am daal mënta ñàkk. macha allah boo ko gisee nga xam ni mbégte lay waxee moom mi nga xam ne mooy Tafa Arafat di turandoo maal bi ñuy transféré tey di jàmbaar nag di gaynde saa su nekk seen organisation boo ci gisee taxawaayam da ngay fàtte ni kii sax mooy président organisation bi ci disponibilité bi ci kaf gi ci ree gi jël alalam joxe ci waaye naka ngeen di waajee koor gii di ñëw ndax yaakaar naa ni teru na. teru na kay parce que daanaka gars yi ñu ngi ci tàmbali nañ sax nag laay wax waaw ndax ñun daanaka bu ñu génnee ci benn rek. dañuy teel a duggaat ci beneen waaw chaque de temps en temps bu ñuy gisee rek ñu ngi waxtaan ci nan lañ koy organiser waaw mais ñu ngi koy waaj bu baax a baax di wax ne bii passé nag bii di ñëw te parce que dañuy bëgg bépp bu ñëw rek beneen bii ñëwaat mooy dàq waaw kon nag na gars yi waajal bii di ñëw bu baax a baax. macha allah na gars yi waajal bii di ñëw waaye balaa ñu loo bàyyi dañ lay laaj ci sa diggante ki nga xam ne mooy président Dambay relation bi muy président Renly tey mu xewle yéen ñëpp ngeen teew fi lii moom lan la man daf ma choqué trop. waaw Mbaye Balaye li ngay laaj nag lu am solo la mais gis nga Mbaye man damay wax ne xar lu mu mën xar li mu mën lu bari mënu ko man daam mi maa ko dugal ci élevage daanaka ndax Tabaski dafa jot ma exposé ay xar fii ci terrain bi mu taxaw ci kaw étage am bii di ma xool ba mu yàgg mu dox ñëw wàcc ci suuf ñëw na ma damaa bëgg a xamanteeg yow sa xar bii nga yor nag ñu commencé waxtaan mu ne ma dama lay ñaan nga yëg ñëw nga xool li ma yor bi ñu yéegee ma ne ko génneel sa xar yëpp génneel yëpp nga dugal yeneen ci lañu commencé nag mu may fréquenté di ma fréquenté ba mujj gi mënuñu toog journée te duñu gisante loolu xar rek moo ko moom tey jii maanaam su ma amoon doom man am naa fi tuddee ko Dambay te xar moo ñu boole waaw ndax dama naan léegi mel na ni famille lañ daal Renly léegi famille la damay wax ne Renly léegi famille la xoolal Pape Mamar mi nga xamante ni daanaka bi mu bokkee Renly yàggul maa ngi nii di waaj pour dellu Italie mais moom mi ngi am problème parce que moom kan lay fréquenté mi ngi naan ma yow soo demee damay wéet quoi parce que chaque jour damay jaar sa kër ñu daan waxtaan nga gis ne kon xar daal li mu mën bari na daal Mbaye Balaye mais daal ñi ngi sant bu baax di la sant nag yow waaw di la sant bu baax a baax. man Renly laa bokk ndax sama xol tooy na tey dama bég trop ndax su ma ñëwee gis ay nit ñoo xamante ni dañu dindi seen succès dindi seen niveau teg ko fële di wàcc ci terrain bi di liggéey te yàlla tax bëggante fonkante tey jàppoo liggéey rek moo leen may résultat bi mën na maa wax Renly ci lu bëree bëri ndax dama leen a fréquenté du ma gëj ci kër gi ndax ay qualité yi ñu am dañ lay jaajëfal bu baax a baax. macha allah tey ñu gis transfert bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci kër président Dambay di président Renly naka nga gisee jotaay bi éleveurs yi dajaloo fii. donc éleveurs yi dajee fii ci transfert bu toll ni Tafa Arafat ku xam Tafa Arafat ak jaloore bu mu def ci set bi def ko ci ramadan des éleveurs bi mérité na lu mel nii donc affaire yi lii moom li ñuy wax ndekki la rek mais añ baa ngi ñëw ci kanam.
macha allah ndékki la añ baa ngi ñëw waaye gisoon nga Tafa Arafat bi mu demee ci set bi passé ci concours ba yaa ngi fa woon maa ngi yow ñoo ko doon àndandoo di defandoo ambiance bi ak coach tey bi maal bi duggee foofu di jongante naka nga gisee maal bi. waaw aw ma ci woon benn xel ñaar ci dayoom ak ci taxawaayam ak ci liggéey bi nga xamante ni président Dame liggéey na ko ñu ngi koy rendre hommage au passage di rendre hommage soxnaam muy Salma Dieng ndax gannaaw bu Kimbaar te président Dame ku ne xam ne nit koy tukki la saa yu fi demee rek wane ginnaaw Salma Dieng moo fiy nekk di ko organiser di ko taxawu ba Tafa Arafat am dayo bi mu am dayo donc élevage moom ku wax critère wax ci hauteur wax ci wet wax ci beauté te Tafa Arafat dajale na yooyu yëpp moo tax amuñu ci woon benn xel ñaar le fait que mu ñëw ci podium bi rek wane boppam moo tax li ñu doon xalaat sax mooy jël champion bi mais yàlla moom moo ko defee nu ko neex te gëm nañ ko te noonu la baaxee sax parce que la preuve en est que mooy tey jii résultat baa ngi nii Tafa Arafat mi ngi jëm géejawaay génnul géejawaay mu ngi jëm géejawaay. macha allah mu ngi dem géejawaay lu am solo la waaye tey jii yéen waa géejawaay yéen waa Rendez-Li nga bokk ci ñi nga xam ne cellule de communication bi seen secret man daf ma jaaxal torop bennoo gi mbokkoo gi ànd bi bëggante bi lan moo ko waral ba ngeen mën koo atteindre objectif boobu. waaw groupe bi li secret bi dinaa la ko wax tey moom mooy yërmande gi dafa. yërmande mën na jur lii. yërmande mën na jur lii parce que ki jiitu ci élevage wala ñi gën a faree kaw dañuy jéem tout le temps bàyyi xel ñi nga xamante ni dañuy doog a door loolu mooy secret groupe bi président Dame ak ku mel ni Abdoulaye Ñing ak ku mel ni Taqiyu bureau bi tout le temps dañuy bàyyi xel les jeunes éleveurs yi nga xamante ni ñu ngi ci groupe bi te doog a adhéré dañ leen di renforcer te am na beneen affaire bu ci am ren li da ngay ñëw sax amagoo xar ñu intégré la dugal la ci biir groupe bi ngay dégg affaire yi ba am amuuru dem wuti xar ci loolu ñu coaché la di la coaché ba yàlla dogal tey jii nga bokk champion yi je vous donne un exemple ku mel ni Pam Momar maa ngi naan moom dafa def précoce élevage parce que booy la bi mu duggee ci affaire bi yàggul mais barki Demba Ndiaye ku ne dégg na transfert bu mag bi mu def ci Casse Lumière jaay ko éleveur bu mag a mag kon donc loolu mooy secret bi te yërmande moom déjà bu ne weeru koor ne ramadan des éleveurs fa la yërmande teer fa la yërmande yem weeru yërmande la. macha allah ci costume boobu ci laay taxaw tey Rendez-Li ñu def erreur man dama naan du yomb ndax kalaa cee dugal maal di nga waxtaan ak tey ñi ngi naan nekk ci biir Rendez-Li kalaa joxee maal di nga jox cër doo ko def sa yëfi bopp yow kese di nga ci jox cër gars yi costume boobu lan moo waral ngeen di ko def. waaw costume boobu li am solo mooy Rendez-Li dañoo fonk communication aussi te ku ne xam na communication ni muy def moom moo c'est la clé du monde. donc boo xoolee ay Mamadou Ka ay Djili xam nga vraiment macha allah da ngay gis dañuy appesantir wu ci communication bi te Rendez-Li bokk na ci loo xamante ni tamit seeni affaire boo gisee waxtaan bi di am te mooy communication bi may wax ba tey lépp lu ñuy def buñ ko bëggee jàllale fi ñu ko dañ koy jaar fi ñu ko war a jaar dina ne màngaan chargé comme lii ak lii day bëgg a xew ñu dox ci xalaat ci def ci ay communication maa ngi lay wax léegi ne bi may jàllale affaire transfert Tafa Arafat bi. damaa xool tonton Bira Seck nga xamante ni doyen la jël sa vidéo bi rek bi nga def ci Tafa Arafat rek daal di koy transféré dugal ko Rendez-Li rek ma toftal ca rek information daal di dugal transfert à Tafa Arafat ma ne leen du ma ko présenté ndax Mbaye Balaye présenté na ko ci vidéo ba pare li ci des dañ koy bàyyi émission yi c'est ça la communication donc kuréel boo gis rek suñu fonkee communication rek ci kaw ci kanam lañ jëm Mbaye Balaye yaa ma gën a xam yow. macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Mangane di communicateur bu mag a mag di expert tey bu yoree micro rek wala buy wax nga xam ni kii li muy wax daf ko maîtriser daf ko mën macha allah waaye nag wax na wax bu am solo communication tey ku ko respecté rek am ci résultat daal koy gis waaye bàyyeeguñu de dañu am benn ndaanaan boo xamante ni dama koy sàcc ndax mu ngi nii kenn du tudd amoo 6 ak amoo 4 te doo ko tudd papa moo nekk nii borom PMG kii kenn du ko gis di ko bàyyi ginnaaw ndaanaan maa ngi lay ziar. maa ngi lay dolli ziar Mbaye. tey bu ñu ñëwee fekk la ci sa fief fekk la ci sa gox dañuy am mbégte kontaan ci sa teewaay fii ab transfert bi naka nga ko gisee. waaw maa ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum di nuyu mbokk éleveurs yëpp di leen wax ne élevage dafa tina mbir parce que boo xoolee tey transfert bi am fii tax ñëpp déplacé wu dañ koy rafetlu te di ñaan nag xar bi fa mu jëm yàlla yàlla na def daal. ñu gis fa lu rafet lu dàq li ñu gis fii parce que nit ki loolu lay ñaan jox nit benn mbir mu def lu garaaw fa mu jëm di ñaan nag bi ñëw mu def fi tamit la dàq la mu def fële moom it parce que élevage noonu la partage la te di rafetlu bu baax présence su éleveurs yi
nga xam ne élevage léegi partage la ak xol bu rafet parce que xol bu rafet rek moo mën a def élevage parce que yéenante jàmm tamit da cee am parce que ñëpp bu fekkoon concurrence lañ ko jàppee rek kenn du jógee kër jàmbur di dem seeti keneen macha allah. macha allah ngay ndaanaan nag di laaxatu dëkk fii ci amokat dondu élevage dondu ko ci ay waajuram tarbiyoo ko bi muy xale ñëpp ràññee ko ci milieu élevage bi tey boo gisee tey slogan yi éleveurs yi di def nga fekke démb fekke tey yaakaar naa ni élevage moo dox. waaw élevage moo dox rek parce que gars yi dañ pas-pas bi léegi daa gën a yokk parce que kenn ku si nekk si ñun bu doon def benn mi ngi def fukk léegi parce que boo xoolee léegi dayoo élevage bi léegi nu mu mel. nga xam ne ni démb wute nag tey waaye nag ñu xoolaat tam suñu càmm gi tamit di xam ne ne kat maal yu mag yi ñu ngi commencé ñàkk maalu mag yi ñu ngi commencé ñàkk maalu mag yi nañu xoolaat xont bi di amaat benn assise bu baax ci xar yi di leen def seen di leen préserver parce que xar yu mag yi dañ daan dund lu bari 6 ans 7 ans mais léegi xar bu mag boo dégg bu matee 4 ans dem na nañu xoolaat bu baax loolu. waaw nañ ci xalaat bu baax. message bu am solo xam nga lee tax ma naan ku yàgg ci teen bi rek baag fekk la ci ndaanaan pire la gisante wuñu barki Dembo Ndiaye lii muy wax nii moom laa defoon sujet di ko waxtaanee pour ñu war a taxaw defab seetlu ci maal yi ñuy ñàkk te gisante wuñu woon man ak moom tey macha allah moom mu am gis-gis boobu kon maanaam montre yu baax yi ñoo bokk heure mais papa foog ñu taxaw ci tuuti mag ñi niñ doon càmmee démb naka lañ doon xontee naka lañ doon gérer maal yi ba maal yi doon mën a yàgg ci ñoom. waaw mag ñi seen xont peut-être boo xoolee maal yu mag yi su nekkee ci éleveurs yu mag yi da ngay gis am na différence parce que ñoom xam nañ démb garab yu bari yi du ma yàq nag les vétos mais garab yu bari baaxul ci géniteurs yi na xont bi baax ngooñ bi ndox bi ak ripaas bi rek doy na parce que boo ko bëggee booster ay booster pour mu dem saladam pour mën a jël concours xam nga production géniteur dafa am ay alimentation bu mu laaj doo ko booster da nga koy bàyyi mu dem naturellement bu demee naturellement dina mën a gènes yi nga bëgg ci moom yëpp dina la ko apporter mais di nga mën a gis benn géniteur boo xamante ne yaa ngi koy def ay métabolisme ba yaram bi changé pour mu dem ma kooku sur le plan génétique day des parce que ferñeent yi dafa am ay yeneen intrants yoo xam ne dugg nañ ci ba du fertilité dina jur doom boo xam ne da nga naan non kii du doomu kii te loolu nag ñu ngi koy commencé gis ci élevage da ngay gis léegi ñu jur xar yu jur ponkal yëpp ay xar yu ndaw lañ xar yu am taay bu slim voilà loolu daal laa ñaan sama mbokk élève ñu xoolaat bu baax xont yeeg garab yi ñu bañ a accélérer xar yi ci ay garab waaw. macha allah tey dinañ hors sujet tuuti ndax li ko waral maanaam ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te oto lu mu xat nuyul ma sama yaay xaj na ci temps yi dañ lay yëngu dañ lay dégg ci politique bi de. waaw effectivement temps yi ñu ngi may dégg ci politique bi parce que fi ma ñëw nii sama feef laa ñëw maa ngi ñëw Ndiarème Limamoulaye bokk ci REL li aussi regroupement des éleveurs de Ndiarème Limamoulaye kon su ma ñëwee tey fii dama ñëw sama dëkk te yàlla def na je suis candidat à la mairie de Ndiarème Limamoulaye te éleveur nekk candidat à la mairie de Ndiarème Limamoulaye mooy succès la mooy loo xamante ne ni élevage Ndiarème Limamoulaye day gën a yokk sa kanam parce que liñ naan sama boppam ma la gënal du bañ naa la lépp lu ñu mën dinañ def ba nga xamante ne ni Ndiarème Limamoulaye dina mën a am benn visibilité ci le monde de l'élevage incha allah. Bon sens. Merci beaucoup Mbaye.
waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar tous les membres yoo nga xam ne ñoom ñoo nekk Relly di sant sëñ Dame président wu Relly macha allah transfert bi kontaan naa si parce que tamit éleveur bu nekk lii lay ñaan yàlla yoo sa maal mu liggéeyal la ba nga gis keneen kooku mën a jox mu liggéey ci nga joxo ko parce que élevage dafa yaatu macha allah am na mbégte bu baax. élevage dafa yaatu macha allah gis nan la mbir Tafa Arafat di jël deuxième yaa exposé xar bi ñëw fa nekk fa guddeeg bëccëg bu daam demee bitim réew yaay nekk ak xar yi tey naka ngay dundee xar yi ci xont bi ci coono beeg ndax élevage bi am na coono bu baax a baax naka ngay dundee coono yooyu yëpp. waaw macha allah kii Mbaye macha allah parce que tamit amuur loo am amuuram rek boo ko def doo ci sonn malgré ba sama jëkkër di dugg nekkutoon lu ma neex parce que damaa mënut a comprendre ay xar di jël yenn somme yi mais ba ma demee ba ci biir ba gis avantage bi damaa takku nag ba dëgër nag pour jàppale ko su ma leen di xont macha allah plaisir bu mag laa ciy am contentement bu mag laa ciy am. bañ naa ko sax man ba xarit buñ fi nekkee du ma génn ma dem fenn foo ma fekk maa ngi ci xarit macha allah. maanaam xarit sa wéetal lan daal. macha allah sama wéetal rawat na sama champion bi dafa Arafat macha allah. jërëjëf ki nga xam ne mooy Salma waaye bu ñu jugee ci Salma dañuy dem ci Cheikh Kébé mi nga xam ne tey jii moo fi teewal Sidi Gueye moom tey jii ñëw fi rek yàq njaay mi waaye wala ñëw fi tey di wutal gaaf xar bi wala di wutal sikka xar bi na dafay baax des fois ñu taxaw seetlu ci ki nga xam ne mooy def démarche bi wala mooy boole éleveurs yi waaye balaa ñoo ñëw ci Cheikh dafa am daanaan boo xamante ni moo téye Tafa Arafat kenn du ko présenté kenn ca foire ba moo ko doon défilé nga sa champion jël na deuxième ca catégorie mal adulte tey ñu ngi koy transféré lan nga sentir. te kenn ku nekk li lay ñaan yàlla waaw yàlla dogal nañu ba ñu nekkee suñu loxo bon ba mu ñëwee sélectionné nañ ko ay femelle li ko tën si moom am nañ ko kon je me dis que ne ko turam moo jot rek waaw ñu jaay ko jox daay dugal leneen quoi. mais macha allah bi ñu gisee Tafa Arafat ni mu toll nii ak sa poids yow macha allah mais xar bi da nga koy maîtriser da nga koy yóbbu fu la neex da nga koy téye nu la neex. parce que dama maîtriser xam bi rek dama ko maîtriser xam ko xam li mu bëgg xam fi ma ko mën a jaar rek ba nga xamante li ma bëgg ci moom mën naa ko am parce que xar loolu rek la laaj rek maîtrise la laaj rek xam ko xam li mu soxla rek nga jox ko bon taw feex la quoi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jaajëfal tamit waay. macha allah kon ni ma leen ko waxee woon kii kenn du ko présenté kenn Cheikh Kébé la di bras droit ki nga xam ne mooy Sidi Gueye doon éleveur bu mag nag dëkk ca Pikine waaye moom nekkul ci diggante bi yàqu ko Cheikh décorer sa maal yombul de. décorer sa maal yombul maa leen nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di nuyu Mbaye Balaye di nuyu ku nekk si lii fii rek décorer sa maal yombul ndax maalu mel ni Tafa Arafat ñi ko bëgg bari na waaye lii wërsëg la ndax ñi ko bëggoon bari na ngeen dox si dox bu rafet boo xam ne ba yàlla def sama mag sama xarit jot ko te ñu doxal ko ba lépp sotti ko loolu sant yàlla la di si bëgg baax na di si bëggee tamit Dambay mi nga xam ne lépp moom la bu jafewul affaire bi mu jafe waaye bi ma si duggee rek dana ma seex lépp loo dugg man amatuma sax ndax sama xarit nga sama waay nga. président nuyu naa la ziar di la tatagal di la jox sa wàccuwaay Mangane maa ngi lay ziar bu baax a baax Cheikh Kébé ñu ngi lay ziar bu baax a baax di am mbégte vraiment ci jotaayu tay bi mu nekk nag jotaay bu rëy mbokki téléspectateurs yi ñu ngi taxaw ak le champion ki nga xamante ni c'est le président du Renly bu ngeen ko déggee seen xel dem ci li nga xamante ne si moom mooy le ramadan des éleveurs mbokk yi ak xarit yi ngeen gis ne chaque année muy sekki ay jéego di gën a kawe kon nag tey ñu fas yéene nag vraiment dund benn moment boo xamante ne moment bu doy waar la moment bu sensible la mais également moment bu sori la ci li nga xamante ne moo di élevage muy maanaam transfert dam nga àndoon ak Tafa Arafat ay at yu bëree bëri di ko xont miin ko sa njaboot miin ko mu liggéey fi lu ne def fi lu ne tey vraiment yoonu élevage toll ci foo xamante ne mu war a mën a tàggoo ak njaboot gi tàggoo ak yow daal di dem lan la def. waaw bon di sant yàlla bu baax rek di leen jaajëfal yéen ñëpp kii Cheikh Kébé hasard amul xar bi ma njëkk a yeew ci kër gi këram la jógee maal bi ma njëkk a jënd ci xaalis kër Mangane mii la jógee moom ma ko jaay bi ma jotee wax ma ko fekk boobu 2 heures de temps moo tee ma quitté sama kër jël vol pour dellu Italie ma woo ma ni ma taxawal ma taxaw mun man dama la soxla ma ñëw mun ma ne maal bi bu la grand bi joxul woon dara jox ko ndax grand bi mbokk la xarit la ca lépp la te loo fa ji loo ko jox tey suba mën nga faa jëlee lu ko ëpp mën ko Cheikh bàyyi naa lépp ca jour boobu noonu nit ñëw na fi te it am na koo gis fay ko lu ëpp lu ñu fay ci xar bi kooku bi mu ñëwee dafa ma ne wax ma xar bi loo koy jaay man kan prix mënu ma la ko wax ndax boobu bëgguma ko wax prix
muy dégg ni mu fay ma lu ko ëpp xam nga àdduna wóorul sama xel jiix jaaxa ba war fekk ma ci man ko ne sama kàddu dama ci raw moom mi bi mu xamee loolu dafa demaat ci grand bi ne ko xar bi liñ ci fay xar bi ëpp na lool da nga ko dolli xaalis moom mii moo tax ak yeneen tey kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant mangaan mi bi ma ko waxeet mu ànd ceeg ñun Arafat nag tàggoo bi ñuy tàggoog moom bu nu neex la parce que li tax mooy fi mu jëm daf ñu soriwul ndax mi ngi jëm cité Aline Sow ba pare dem naa si gétt xam naa gétt bi mu nekk la mu fay liggéey gëm naa ne sax mooy ëpp li muy liggéey fii ndax famille mi ngi fa dund ba mi ngi fa te it xam naa ne am na fa place waaw loolu moo tax génn bi métti na méttiwul te ñu koy jox suñu grand boo xam ne ku baax la muy grand Sidi Gueye depuis foiru seb bi la toppoon ci xar bi ba léegi nii am na ñeneen ñi si toppoon dégg nga Arafat dégg naa fi sax ñu ne jaay nañ Arafat xam nga communication demee ne lu ne ay teen ak looy jox na ko si mais soxna si moo nuguloon ma tàggali ko xar bi mais comme yàlla dogal na lépp si njaboot gi toogatuñ fii ci kër gi ñëpp ñu ngi en étranger xam nga bon man ngi sotti ci ak def ci la ma jox ko dénk ko rek mais li yàllay dogal bi ñu demee waxtaan ba pare bi bureau réli demee pour finaliser yu demee noonu ba mu demee di gars yi waxee moom ba mu xam dëgg xar mi dafa jël beneen journal dolliwaat ko ci li ñu waxante woon man ak moom bi ñu finaliser ba pare am doomu Daaru Salaam bi kii Roi Bachir bi nekk fa Cheikh Kébé mii moo ko ne xar bi jox ko daam mu liggéey ci ndax doomu Arafat yi ma gis fa ak famille yi mu yor war na ci mën a liggéey te yow liggéey nga ci xar ba pare. voilà donc Mbaye Balaye gis nga li nga xamante ne moom moo fi jot a xew tey gis nga ni gis naa ni vraiment éleveurs yi vraiment ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lépp lu xew moo xam xewu jàmm la moo xam suñu xewu famille yi la waaye itam lépp lu xew ci biir élevage bi da ngay gis ne éleveurs yëpp dañuy bàyyi li ñu doon def yëpp daal di ñëw àndandoo tey champion bi nga xamante ne moom moo war a jógee fii nga xamante ne moom mooy amoo 6 daal di dem fa li nga xam mooy cité Aline Sow fekk fa le champion Sidi Gueye ñoom ñaar ñëpp nga xam leen parce que ñoom ñëpp topp nga leen côtoyé nga leen ndax itamit xale nga waaye itamit defe naa ne yaa ngi bëgg a yàgg ci élevage bi ñëpp xam la ci li nga xamante ne si moom mooy sa liggéey bu rafet transfert bi yow xam nga ay femelu Sidi Gueye xam nga liggéeyu Sidi Gueye Tafa Arafat kër Sidi Gueye ma bàyyi la nga doxal ci loolu tuuti. Kocc loolu beneen affaire la ki nga xam ne mooy Sidi Gueye kenn dootu ko présenté ci milieu élevage bi ndax dafa yor ay femelles yoo xamante ni seen critère ak qualité bi ñu am tey bu leen Tafa Arafat jógee rek tey jii day yokk élevage ndax yor na femelles yu mandé yu am LCS yu bàyyi te tey jii Tafa Arafat ku ko gis xam ci hauteur am TP bu am doole ak bopp bu rëy tey jii croisement la yoo xamante ni tey jii élevage moo ci jariñu kon nag dañ leen di ñaanal yàlla rek li ñu xam ne joxante nañ ko ñoom ñaar mu barkeel aussi tamit Sidi Gueye def geste bu noble jël ki nga xam ne mooy idole di doomu Roi Bachir jox ko ki nga xam ne mooy Dambay kon loolu ba tey exemple la maanaam rocciwul Tafa Arafat rek bàyyi ko loxoy neen jox na ko loo xamante ni kooku dina tee flambeau bi liggéey ci bergerie bi kon nag loolu ay exemple yu rafet a rafet la daal Kocc ñu ngi fii ci amoo 6 kër président Dambay président association Renli regroupement des éleveurs Ndiarème Limamoulaye ñiy jël si jógee cité Aline Sow macha allah ñëw nan waaye ñiy joxe ñu ngi fii taxaw Cheikh yaakaar naa ni yaay jël si waaye balaa ngaa jël dañ lay jox Tafa yaa koy jox. waaw di wax ne Cheikh moom sama waay la maanaam xar mi boolewuñu waaw moom xamante ne bu yàgg macha allah waaw dama daan nefee sax lu bari bu ma ko ba mësaa bëgg sama gétt bu ma ko waxee rek mu seere ko waaw nit ku baax la waaw xar mi nag ñi ngi koy joxe mais bon. comme géejawaay la jëm duggee ci cité bi dama ni ba xam fii la ñu ne waaw ma ni non kon garaawul ndax xar bi génnul géejawaay waaw léegi nag liñ koy ñaanal mooy mu jur fa ay champion ak ay champion loolu lañ koy ñaanal ko daal lépp loo xam ne xalaat na ko ci xar bi mu am lu ko ëpp fuuf waaw loolu lañ koy ñaanal daal jaajëf waaw. tey mu ngi nii dañ koy andil manteau bi manteau champion bi bu nit ñi fàtte ni moom mii moo jëloon deuxième ci foire cercle des éleveurs de la banlieue bi ñu jugee ki nga xam ne moo bokk ci comité d'organisation bi mu ngi nii taxaw ci sama wet Dicko kenn du ko présenté tey yaakaar naa ni foire waa SEP ñoo jël seen alal waa SEP ñoo jël seen alal na foire bi mu jëlee deuxième ka jël xar bi kilifa la ci SEP yor ci ay responsabilités yu am solo tu nga ne du teew ñuy nataal Dicko comme ni ma la ko waxee woon rek nga doon membre phare ci biir cercle des éleveurs de la banlieue grand Sidi Gueye di sa grand tey xar bi ci seen foire la jële woon deuxième ci catégorie mâle adulte tey ngeen jël si ko fii lan ngay sentir en tant que éleveur. li may sentir daal mooy li docteur Niang xalaat rek docteur Niang dafa jóg pour boole banlieue bi soo gisee ñu créé foire
pour ñëpp bokk daa mbay mi xam na ci dara yàgg nañ ko wax bu ñëwal bokk ñëpp bokk lii moo tax ñuy jëndante suñu biir xam nga lii vraiment avancement la waaw xar ñëw jël paie ñu jënd ko suñu biir loolu lu am solo wax dëgg ci yàlla ñu ngi ciy sant ñëpp di leen gërëm di wax ne daal na banlieue bi booloo nekk benn di liggéey waaw lu am solo la waaw. naka nga gisee xar bi ossature bi nga gis ci moom macha allah mensuration yi mu génne. yow boo nee deuxième champion seb rek foire bi ñëpp gis nañ ko foire bi kenn du wax kenn li fa nekk ci ginnaaw ki mu topp ak ci ginnaaw ki mu topp nga ñëw jël deuxième kooku rek jeexal na wax jarul sax continuer battre record hauteur 115 loolu yombul waaw loolu vraiment ñi ngi ñaanal Sidi Gaye mi ko jënd yàlla na fa jur ay doom yu barkeel ñëw jël foire Dame itam yàlla na ko yàlla may leneen waaw kooku di wax Omar Dicko la kenn du ko présenté ci milieu càmm gi mooy Baye Fallou Sepp ndax saay bu cercle des éleveurs xewlee rek tey na nga koy gis dootul am jàmm dootul am salaam mais saa su nekk mu ngi liggéey ci pour élevage jëm ci kanam Cheikh tey xam naa ni bëgg nga lool ndax nekk xale nekk ci ay diggante mag yombul mais dañuy faral di wax naan xale bu loxoom setee mu mën a nekk ak mag ña jox nan la jébbal nan la li nga xam ne mooy sa maal di Tafa Arafat lan nga sentir. non damaa kontaan ndax ku si mel ni Tafa Arafat di maal boo xam ne jël deuxième képp sëñ éleveur boo sëñ mu nekk sa gétt kon ñun bu duggee suñu biir gétt dañ siy sant di si bëgg di si tamit ñaanal sawaay vraiment ngàcce ngalaama ndax Tafa Arafat maal bu ñëpp bëgg. mala bu ñëpp di wër yàlla def ko suñu wërsëg vraiment ñun suñu xol sedd na te vraiment fii daal yaakaar naa ki mën ta wax ndax ku wax sax sax nga tur ay xéewal ndax vraiment lépp mbégte la daam tamit ngàcce ngalaama biñ fi ñëwee ba léegi bernde yi doy na waar def na yëfi taalibe def na yëfi Baay Faal moom dañu lay sax forcer si affaire yi da ngay mujj sax da ngay mujj làqatu waaw kon nag vraiment ñu lay ñaanal sa kaw sa kanam si lu baax. dañuy jox benn yaay faal boo xamante ni dafa bokk ci ñiy jël si tey concept bi ñiy jël la ak ñiy joxe moom dafa bokk ci ñiy jël si. waaw tonton Sidi moom nit ku baax la vraiment Cheikh lay sama papa la comprendre nga ñu ñëw di jël si maal bi kon xam nga tey nag wax dëgg yàlla xool sedd na waaw bu jigéen ñëwee ba bokk ci lii rek kon sant yàlla lu rafet la daal kontaan nañ ci daal. est-ce que xam nga ni maal bi jigéen moo ko doon gérer te jigéen a ko jël si. ndeysaan kon hasard amul dugal kocc mu introduire ki nga xam ne mooy Dame Mbaye. naan gars yi asalaamaaleykum wa rahmatullah fii mu ne nag ci moment bi la ñu naan waree wa dem na këng waxi mag dem ndañ taal bi on est à la dernière minute ci dernière seconde yi ci dernier instant yi la ñu toll nii fas yéene nag tàggatoog champion yi tàggatoo boo xamante nag du tàqalikoo ndax kenn ku ci nekk xam na ne bu xar mi jógee kër Dame Mbaye dem kër Sidi Gaye dafa mel ni sotti ci rek ak def ci la saa su ne ci waxtu wu ne saa yu ñu waree gis xar mi wala ñu war ko dem xool li nga xamante ne moom la fa liggéey lu ñu yombalee doon les portes sont ouvertes Sidi Gaye nag da nga jël champion te ñëpp xam ne champion nga ndax Sidi Gaye wax naa ko sànq du ma tàyyi di ko bamtuwaat dafa nekk 2 fois finaliste tegale ko ci émission xar bi ci xaram boobu ñu naan Lion ci xar mi ñu naan Aziz kon tey jii bu ñëwee jëlaat beneen champion boo xamante ne moom itamit nekk na champion ci génération un des meilleurs de sa génération muy Tafa Arafat defe naa ne rek delloo na buum ca mboy ba kaddu gi dootul sori dans un petit instant danañ wàccee champion bi ndànk daal di koy léemu ñaanal ko ba nga xamante ne fa la jëm mu daal di fay dem def fa vraiment ay production yu extraordinaire d'ici là nag dañuy jox kaddu gi nag ki nga xamante ni moom moo waral lépp Dame Mbaye di président Renli Dame Mbaye un grand champion Dame Mbaye un fédérateur mais Dame Mbaye vraiment une figure emblématique de l'élevage Nin Sow installé ji champion. waaw jërëjëf coach di sa kaddu sant rek waaw moom amul dara lu ñuy wax mooy li jëral sant yàlla mooy nga yor dara bu nit bëgg ko bi ci toppit li ci gën a doy waar mooy ak li ci gën a yéeme mooy Arafat ñëpp dañ ko nungul ndax gis nga dafi teew nii néew na transfert di am di jóge ci kër gi muy jóge di dem feneen nit ñi mel nii kon loolu mooy xar bi la ñëpp nungul bi ci toppit xar bi jàpp naa ne nii la war a mel ndax biñ koy jënd équipe bu Renli bi yëpp demoon ñu werante ci am na ci ñoo xam ne sax dañ ci doon werante ak yow ni la boo yorul xaalis sax dama lay jox nga jënd ko ndax maal bi mënut a ñàkk Géejawaay te biñ demee ba joxe maal bi ba pare ban fa génnee mën naa ne Tafa boobu mi woo na ma lu man ñett yoon ci guddi gi laaj ñi ngi noonu taqi noonu ak ñeneen ñi ni ma Roi Bachir ba fa nekk da nga koy génne da nga koy jëli mu continuer liggéeyu Arafat man est-ce que grand bi daf koy jaay man wax na grand boobu ku baax la mais grand bi ma demee wax ko tegu si baat dafa ma ne boo ko bëggee ma jox la ko comme Cheikh Kébé mi lu ëpp ci lii moom moo ko dox bi ma ko wax ni ko Roi Bachir bi nekk fa laa soxla
mu man baal ma wax ci grand bi loolu doon benn problème mais bi ma ko waxee grand bi ba pare bi ñu ci waxee moom mii dama bàyyi ma fi dafa ma ne liñ waxan lépp nan yóbbu loolu li xar bi boo ko bëggee amul problème boo ñëwee ñu waxtaan ci yàlla dogal ma dem fa ñu waxtaan ci mu yomb ñu jot ci ba xam nga bu ko defee di sant ñëpp Pape Momar bon te Moustapha Mbow mi kii lañ tuddee Tafa Arafat xam nga xar bi mënul ñàkk am xorom si ak bayre bi mu am ndax kin ko tuddee géejaway bii ci métier yi mu nekk yëpp boo demee da nga ko cay fekk ñëpp du ko ci tudd mu fes ci lool moom moo ma dugal ci élevage loolu moo tax ma tuddee woon ko Tafa Arafat bu baax sama soxna Salma Dieng la grande dame Salma kay waaw moom mooy sang Arafat li ci ëpp waaw daf koy sang di ko toppatoo bon lim man lépp mu ngi ko ci def ba Arafat mel nii xam nga waaw Salma yaay toppatoo kër gi daal su ma nee kër gi en général dégg naa sa waaye daal mi ngi transfert xel mi mais daf na transfert démb loolu moom na leer transfert boobu est-ce que mën nga ñu wax transfert boobu ba pare après ñu doog a xuus. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyuwaat ñëpp kontaan naa vraiment fi mel ni moom wax moom sax fi mel ni doonul lu ma mën sax parce que dama kontaan de trop daal mais kii moom su may wax si moom sax duma ànd ak sama sago parce que liñ naa jëkkër da lay boot nga ne nongu ci kaw sax dara du lang moom noonu la ma def. barki Cheikhul Khadim nam ma daray jeek billaay moom moo baax rek moo ma tàggat de barki Serigne Bamba lu nekk ci man moo ko def ci man moo ma tàggat Mbaye yow loo yóotu rek yàlla nga ko jot ci daraja Cheikhul Khadim yow loo xanaa loo bëggul de waaye loo yóotu ci kaw suuf rek bu neexee yàlla yonent bi da ci jot te dina ñëw ci yow mu sedd guy barki Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom rek nga yaakaar maa ngi lay ñaanal bu baax a baax kii nag di Arafat moom nag sama xarit la billaay sama xarit la waaye comme ni ngeen waxee rek daa jógee ci kër delluwaat ci kër lépp benn la c'est la famille. maal bi mu ngi nii ci biir buntu kër gi jugee fii ci amoo si torop macha allah ñu ngi koy gunge ak ndox mu sedd tey dañ koy topp ba ci oto baa ngi noonu ci buntu oto bi nag tey jii waa amoo siis ñëpp génn nañ gis ngeen Kocc mu ngi noonu di dem ci xar bi di ko raay Kocc mu ngi noonu champion bu mag bi di dem ci mbokku champion am tey éleveur yëpp tase nan fii ci amoo siis waaye namit dañ leen di wan li nga xam ne mooy image yi ba fële ci cité Aline Sow tey retrouvaille bi neex na xar bi champion la ay champion ñoo koy gunge ay champion ñoo koy teeru Pat mu ngi noonu macha allah di dugg ci biir ñu koy yóbbu macha allah tey nit ñaa ngi noonu taxaw ndeysaan jigéen yi génn nañ maire yi génn nañ tey daf lay wan ni xaru gox la xaru koñ la waaye kenn du dàpp gàcce nga laama na mu nar a jëm ca Géejawaay sotti ceeg def si la mu ngi jógee association Relli président Dame Mbaye jox ko ki nga xam ne mooy Siri Gueye bi nekk cercle des éleveurs de la banlieue kon élevage o newaat na beneen xar kanam kon Mbaye Balaye borom càmm gi champion yaa ngi ci biir xar yi comme ni mu nekkee ci làmb ji comme ni mu nekkee ci football bi comme ni ñu nekkee ci yeneen secteurs yi fii ci biir réew mi Mangane. Mbaye Balaye loolu duñ koy transfert dina am délégation bu mel nii dina am mobilisation bu mel nii dina am escorte bu mel nii dañ naan la déedéet loolu mënta ne tey nag xar bu demee bay lu yëngu lu ne lu ko yëngal moo ko ëpp doole. Mangane damay dëggal li nga wax xam nga tey bu ñu demee ba xar di yegg si fii ñu koy defal transfert nit ñi bàyyi seen i soxla bàyyi seen i fii ci amoo siis di jëm fi nga xam ne mooy cité Aline Sow kon élevage amul tànk ginnaaw tànk kanam la waaye gàcce nga la ma waa Relli kenn mënu leen a fay ci seen booloo ci seen nekk benn bëggante foggante moo leen may résultat yi ñu am tey Mangane. dëgg la Mbaye Balaye loolu moom jaajëfal boo xamante ñu ne kenn du ci noppi ndax waa Relli su may jaajëfal dinaa jaajëfal nag cellule de communication bi xoolal Mamadou Ka ca wet ga waaye cogg la
xoolal ma jiili kilifa gu mag gi kenn du moom mooy borom xar yi bu lay limal sa yaram day daw bu lay waxal sa yaram day daw jiili wax ñu ci Tapha Arafat kan mooy baayam kan mooy maamam. waaw kan Mangane. olof nee na bés du tuut. waaye borom lay tollal. Tapha Arafat. ma nga bàyyee ko fële. ca Tëngéej. dëkk buñ na quartier buñ naan Arafat. ndeysaan mu ñëw procureur ba. procureur Boldu Cheikh Diop. Cheikh Diop Murid Daouda Karim. hey Mbaye kenn du moom surtout Faye Sall la. surtout Algor la. hey Tapha Arafat. yaa mun yaa ku doole. jërëjëf jiili loolu ndeysaan nga maa la gëm ren li amati na ndam bu ñu gisee dinañ xam ni ay responsable ñoo nekk ci biir càbb gi ay responsable ñoo bëgg élevage ay responsable ñoo yor ay xar dañuy oser def li nga xam ne mooy jël li ñu moom ci biir càmm gi fii ci biir réew mi en tout cas man Mbaye Balaye kontaan naa. Mbaye Balaye boo kontaanee élevage kontaan na Mbaye Balaye boo kontaanee li ñuy wax càmm gi kontaan na li nga wax rek moo ci nekk élevage moo ñu boole jëlal baguette d'or ña nga romb baguette d'or ña nga romb baguette d'or waaw jël ña nga romb baguette d'or monsieur Touré ñu ngi déggee ña nga romb boulangerie baguette d'or pâtisserie baguette d'or monsieur Touré la nga bokk lii nag yaa ko waral élevage day càkkan ndeysaan jiili sponsor bu mag baa nga ma ne Mbaye Balaye sponsor bu mag baa nga ne baguette d'or mu ngi noonu sponsor officiel bu waa ren li jàpp ci lool Tapha ñëw na waaw waa koñ be 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 ñëw na waaw mbee lay waa Tapha la mbee lay waa Tapha mi champion la mbee lay waa koñ Tapha ñëw na waaw ajulan mu neex waaw Tapha ba mu yegsee la xel yaa ko Tapha ñëw na waaw takk dënn bi lay laaj waaw loolu jaadu na dënn bi moom lay laaj loolu nangu nañ day ñëw na génn waaw na ñëw ba pare voilà jërëjëf voilà Tapha Arafat wàcc na c'était Aliou Sow Tapha Arafat wàcc na buntu kër mbokk ya xarit yi gis ngeen ni mooy élevage ñu animation tuuti rek avant ñuy dugg nag ci biir ndeysaan mu nekk ay moment yu émouvant ay moment yu rëy ay moment yu am solo voilà Tapha Arafat a ngi noonu Tapha Arafat a ngi noonu ndeysaan jubilé biir koñ bi tuuti ndeysaan gis ngeen xale yi ñi nga xamante ne si noonu la ñu bëggee élevage gis ngeen xale yi ni ñu bëggee xar vraiment Pa Dame Ndiaye waa uuf seeni doom uuf seeni rak leen teg si yoon kon tey ji Tapha Arafat bu jugee que champion ñëw que champion la ñu ngi ko si ñaanal. jërëjëf Ibrahima kontaan nañ si yow. ñoo la gën a kontaan. jërëjëf Ibrahima merci beaucoup. kon gars yi d'un moment à l'autre nag danañ daal di dugg si biir kër gi d'un moment à l'autre di leen fàttaliwaat ne Bédi Ndianor yow de xam naa ne xam nga champion bii di Tapha Arafat xam nga ko bu baax a baax mi nga xamante ne si moo nekk le vice champion fële nga xamante ne mooy cercle des éleveurs de la banlieue mais. ndax xar bi ñu ngi ko tuddee Arafat mu ngi juddoo Arafat yaayam nekk ndaanaan papa ji nekk ndaanaan papa ji ñu koy wax procureur mu am li nga xam ne nii li mu moom la mu dëgg ci moom muy auteur ak doole ndax ci lañ ko liggéey
tey li gën a neex da koy transmettre ay doomam yàlla def nag ki ñu naan président Dame téye ko liggéey ci liggéey bu mucc ayib jox ko doomu ndeyam Sidi Gaye ndax yaakaar naa ne bu ñëwee fii ci Bergerie Sidi Gaye vraiment ci la liggéeyam di gën a feeñ dëgg-dëgg ndax dina fi fekk base de famille bu teeŋ ku xamul Sidi Gaye moom lañ tuddee maamu galactique ñu koy wax Sidi Gaye bu mag. waaw Salma jox na la Tafa Arafat lan nga la ngay wax ci Salma la koy wax. di ko jaajëfal rek macha allah xar mi moom daal macha allah waaw mi moom. Salma loo wax. xanaa dénkaat naa ko Tafa ndax Tafa daa jógee ci kër gi si kër rek c'est la famille Dame ak Sidi Dame Mbaye ak Sidi Gaye ñoo bokk ca Kaabu Gaye kon Tafa kii daa ñibbisiwaat kër Dame rek benn la. kon nag ñu daal di koy laal tapis rouge rek champion bi daal di dugg ci biir kër gi. Sidi Gaye le double finaliste de l'émission votre célèbre émission xar bi mais également mu nekk koo xamante ne ku yaatu ci élevage ku yaatu ginnaaw moom Sidi Gaye tey jii nag mu décroché un grand champion boobu mooy kan mooy Tafa Arafat donc ñu bàyyi ko mu dugg voilà ñu bàyyi ko mu dugg tranquillement ñu bàyyi ko mu dugg. Voilà mu ngoog bienvenue waaw champion Sidi Gaye ñu ngi lay ziar jaajëf ndeysaan waaw ça c'est très beau ay moment yu fort la jërëjëf comme ni ngeen ko gisee rek depuis ci suba ñu doon topp nag champion bi di topp waajal li nga xamante ni mooy transfert bu mag bi nga xamante ne mooy le transfert de l'année ñu xëy depuis 8 heures du matin ñu ngi kër ki nga xamante ne si moom mooy le champion Dame Mbaye mu nekk un monsieur boo xamante ne tey marqué na empreinte am ci élevage bu Sénégal waneeti na ni wax dëgg yàlla élevage égal partage élevage égal bokk ndey bokk baay élevage égal jokkalante élevage égal diisoo waxtaan sottante xalaat ci diisoo ci waxtaan ci sottante xalaat ci la ñu doxal ba boo xamante ne histoire u Sénégal bind na ko à jamais et en lettres d'or tey nag ci biir waxtaan mu waxtaan ak frère am xaritam wëllëreem doomu ndeyam ci lépp ñu bokk fa ñu jógee bokk fa ñu cosaanoo waxtaan daal di juboo ci ay kaddu tey jii ki nga xamante ne moo di champion Arafat daal di jógee fële nga xamante ni moom mooy amoo siis daal di ñëw fii nga xamante ne moom mooy cité Aline Sow fekk si fi un grand monsieur ki mu fu fekk si nag man maa ko xam ki mu fu fekk si nekk koo xamante ne moom itamit depuis ay at yu bëree bëri def na ay jëf yoo xamante ne histoire élevage du ko fàtte man fenn rek laay teg sama loxo te saa su ne du ma tàyyi di ko répété waat Sidi Gaye ci histoire élevage moom moo ci tegle 2 ans yoo xamante ne ci diiwaanu parcelle ak li ko wër daal di nekk ki nga xamante ne moom mooy le meilleur mâle de l'année muy champion yooyu nga xamante ne histoire élevage du leen fàtte seen njaboot sax ñàkkul ne mi ngi fi muy le champion Aziz ak le champion Lion Sidi Gaye mii moo ko moomoon tegle ñaari at yëpp mu nekk ki nga xamante ne moom mooy vainqueur ci secteur bi daal di dem représenter secteur bi au niveau national. balaa may jox Sidi Gaye damay daal di jox Dame joxe na xar mi ànd ak njabootam ànd ak famille am ànd ak ren li yëpp membre yëpp daal di gunge si xar mi indi ko ba ci loxoy Sidi Gaye pour teg ko ci loxoom bu ko defee moom mu wéyal liggéey bi Dame. xar bi dañ ko jox sunu mag lu kenn xamul tey naa ko wax fii Bada Gaye mi nga xam man ak moom ñoo bokk benn kër Italie grand Sidi bi magam la moo ko jàngal métier Cheikh Kébé mii doon toppatoo xar bi nekk ci diggante bi boobu ba léegi magam bu jigéen jabaru Bada la man ak moom ak sama soxna ñoo bokkoon nekk benn nekk Italie yaa ngi dégg loolu muy lu yàgg Cheikh Kébé bi mu yëgee ni grand Sidi mi ngi bëgg xar bi depuis foire set bi mu déggee ni ñu avancé nañ ci dafa ñëw ba sama kër ni ma daam mun ma ne xar bi bu ko grand bi bëggee jox ko ndax boo ko joxee wëccoo sa alal ndax mérité na ko te liggéey na ko ci élevage te xar bi mu jënd mën naa dem Mbuur wala dem feneen am fa xar bu mel ne Arafat wala bu ko gën kon bu bàyyee yooyu ñëpp ñëw ba géej wut fi xar ñëw ba relli wut fi xar dina relancer relli te dinañ xam ne grand bi mi ngi bay waaram ci secteur bi ñu nekk te li ma la wax lii boo ko defee doo ko rëccu
yàlla xam na ne booba moom mii Cheikh Kébé du ma ko wax mais moom xam na leen fayoon ci xar bi mbay balaay mit dama bàyyi may fenn ay kilifa ñëw na fa bi ñëwee wax dama ne leen xar bi kàddu dama cee raw prix mënu duma ko cee avancé yàlla xam na ko muy grand bu baax di suñu grand frère te loolu li koy dëggal mooy man li ma waxante woon ak moom ci xar bi mu ñëwee billaahi nit ñi duñ ma bàyyi may fenn bi mu ñëwee ba fii ak bureau réel bi ñëwee waxtaan ak moom ba pare li ma waxante woon dafa jël benn jeune mâle dolli ma ko boo xam ne surtout kii la quoi yaa ngi dégg jox ma ko roi Bachir rax ci dolli mën ma ni mâle bii di ëllëg liggéey naa ci te gis nga li mu fi jur yaa ngi dégg te xam naa ne mën naa continuer liggéeyu Arafat Guédiawaye waaw yal na ko muurloo yaa ngi dégg xar bi yàlla na fi gañ ay ndam bon ñun nag li ñu mën ci Arafat def nañ ko mooy biñ koy jël kenn xamu ko mais biñ ko jëlee liggéey nañ ci moom liggéey bu am doole boo xam te ci ñaari at yi Arafat ñëpp koy xam ñëpp ko xam kon nag fi ñu ci mën a yem mooy liggéey ko ba ñëw telloo ko ci am te xam nga c'est rare ngay gis transfert bu mel nii kon xar bee ko laaj ndax xar bu dem set jël fa deuxième ci ginnaaw jàkkoot te jàkkoot li muy gañe foire bi loo dégg ñu wax dañ naan amul 115 ci Arafat dañ naan am na 115 te fii nii ñu taxaw wallaahi alazim ñun ñii rek nga xam ne léegi ñu bascule bi ñu fi nattee Arafat mën naa wàcc Cheikhul Khadim li bu amul 116 wala 117 mën naa xaat ci njëg gi démb ñang baal dafa ñëw taxaw di xoolaat Arafat ba daag ma Arafat li mu fi yokkuwaat ci wet ci diggante bi daf maa jaaxal waaw te doomam yëpp daf koy def ci doomam Arafat du dagg bopp du dagg fano du dagg genn du dagg benn mensuration ci xar lu xar ñëw da koy amélioré te dinañ ko te fii bi ma ñëwee ci kër grand bi ñu waxtaan yàlla xam na ni ma xam ne man Arafat ci li ma ci war a liggéey ci ñetti at ñeenti at xëy na bu ko yàlla dimbali war na koo mën a liggéey ci at wala 5 mois dama xam ne moom ma gën a mérité Arafat te moom li ma koy wax rek mu bàyyi ko xel mooy ñun dana am bis buñ fonk mooy ramadan bi te ay doomu Arafat dafa nekk fee kon ñu ngi ko ciy invité benn bi ci toppi mooy ñu ngi koy wax mu gën a jàppale éleveur u Guédiawaye comme ni ma jàppalee ku fi ñëw soxla fi benn mbote wala benn doomu Arafat ndax moom li muy prouvé ci élevage prouvé na ko ba pare ñun rek lay jàppale kon ñu ngi koy ñaan bépp éleveur bu fi ñëw soxla ci doomu Arafat yi na ko ci jàppale defal ko prix bu abordable ak yeneen mbote yi fi nekk parce que ñoom toll nañ foo xam te amatul lu ñuy prouvé te it am na yu ñuy yaakaar ci moom ci élevage suñu ramadan bi di ñëw fas yéeneen koo décoré ak yeneen ndax li mu def kenn defu ko waaw dëkk bi li muy yaatu moo ko fi def kon jërëjëf. ni si moom moo jógee fële nga xamante ne moom mooy Guédiawaye ñëw fi nga xamante ne mooy cité Aline Sow fekk si fii un champion boo xamante ni turam entraîneur à jamais dans l'histoire de l'élevage du Sénégal muy Sidi Gaye fii ci cité Aline Sow mu doon nag mbégte waaye itamit mbokk yi ak xarit yi mu doon mbir moo xamante ne faw ñu teg ci loxo ndax ku xam Sidi Gaye xam ne c'est un champion boo xamante ni ci wàllu concours marqué na ci empreinte am tey nag mu dugal un grand champion mooy Tafa Arafat jóge fële nga xamante ne moom mooy ca bergerie bi nga xamante ni Dame Ndiaye moo ko moom tey nag ñu fas yéene jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy Sidi Gaye mu daal di waxtaan ak ñun tuuti rek pourquoi le choix de Arafat waaye itamit mu wax ñu tuuti ci élevage am ñu daal di xuus maa ngi lay ziar Sidi di la tatagal di la jox sa wàccuwaay di am mbégte lool nag ci jataay bi nga xamante ne tey moom la ñu seq. Kocc ñoo ngi lay fay di la nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu éleveurs yëpp bàyyi woon kenn xar bi nag moom xam nga élevage moom da ngay wëndeel da ngay wëlbati rek soo yoree maal ba mu yàgg day laaj nga génne ko dugalaat beneen maal parce que maal yi fi nekkoon seeni doom dañ fi commencé nekk ba tëng mata tëbu te su ma leen fi bàyyi waatee tamit moom moo leen di tëb te bu leen tëbee mën naa li ma ci bëgg du ma ko am te ku fi mën a ñëw tamit la may wax mooy changer le maal ndax sa femelle yi il faut nga changer maal loolu moo ma dugal ci maal bi waaw maal bu nekk nag jaar na fi yow moom xam nga ci lu bari façon maal yu bari jaar nañ fi léegi nag maal bi ndax ma dugal ko bokkut ak maal yi dara famille yi bokkuñu dara wala boog fa nu bokkee sori na te del tim na leen ci kaw ma am ci yaakaar nag moo tax ma dugal ko ñaan yéen yëpp ngeen ñaanal ma ci ndax maal bi moom maalu ñëpp la ko ndax set moo ko moom mën naa ne sax Sénégal waa élevage Sénégal ndax da ngay judd la mbote jox ko keneen koo ko jox ko keneen mu tasaaroo ñaanaleel ma ci barke dal loolu laa ci ñaan yàlla mu barkeel ndax kenn ku ci nekk xam na ne ki nga xamante ni moo di Dame Mbaye ak Sidi Gaye waxtaan bu gàtt la ñu daal di tënk daal di réaliser li nga xamante ne moom moo doon rêve bi. waaw Dame moom day sama bokk parce que ñoo bokk dëkk Kajoor ba pare boole ko sama rak ñoo bokk kër Italie
ba xamee ne magam laa rek boobu ba léegi daf maa jàpp comme ni ma kooku jàppee moo tax bi ma ko joxee ba pare ban wax ba tënk man tamit ma yëkkatiwaat beneen jeune mâle tegal ko ci pour xolam gën a sedd yëkkatiwaat sama beneen mâle jox ko pour mu remplacer mâle bi en attendant ndax sang boobu amago ko sang roi ba jër la moom ma ciy liggéey kon xam nga moom jox na ma mais man tamit jox naa ko. dellu si ma tuuti rek ci base de femelle bi li nga xamante ne moom mooy seen génétique bu ko defee nag ñu daal di xuus. base de femelle bi moom presque mooy xar yi nga fi bàyyi woon seeni sëtaat sax laay wax may téye di téye moo tax di amélioré waaw bu ko defee di changer mâle tamit parce que dama fi jëlaat beneen mâle boo xam ne mooy Bilal di sëtu Biram Jéeme ma jël ko ak doomu kotaay jur ko ma jël ko indi ko fii moom tëng yi moo leen jur comme am na fi lu war a man 5 wala 6 tëng nag boo ko fi bàyyiwaatee moom moo leen di tëb loolu waral ma jëndi Tafa Arafat waaw. lan nga yaakaar ci Tafa Arafat. waaw Tafa Arafat day li ma ci yaakaar mooy comme am na hauteur 115 yu wér yu natt nga xam ne nattuñu ko ci kër dañ ko natt ci foire 3 fois mu génne 115 waaw ma ci am yaakaar rek ni su ma ko booleeg famille yi ma amélioré waaw. xanaa rek ñu daal di dugal suñu baay Dame Ndiaye tamit tey xam naa ne Sidi Gaye sa xol sedd na parce que axlu élevage ñëpp ñu ngi fii ñi nga xamante ni nga leen gis ay année bi ñu xamee ne que Sidi Gaye moom moo yëngu tey moom moo am tey bés ñëpp dañoo daal di taal seen i oto daal di ñëw fekk si la loolu itamit yow yaa ko liggéey ci élevage bu Sénégal ñu la ciy félicité di la ñaanal di la encouragé léegi damay jox Baye Dame rek mu daal di nuyoo moom itamit nekk sunu kilifa ci élevage di ko ñaanal yàlla. waaw naa la sant gërëm la parce que mën naa ne élevage laadum bu accès fii dox nga ci xam nga wax naa la ko bu benn nu ñaari yoon ndax 2014 2015 bi ngeen di dugg ci kër yi booba mën nañ su xar yi avancé bu toll fii yéen dox ngeen ci jéego yu mag a mag a mag waaw jox ngeen ci jéego yu mag ak Mbaye Balaye ak Matar Seck yéen ñëpp yéen fu xar yi dem daal mën naa yéen a ko fa yóbbu waaw ndax tamit boom xar moom ci këram rek la yem mais ki ko yóbbu ba ca télévision ba wax lu baax yaatal ko la nga wax sax ñu yokkaat ko waxaat ci ndax rek bëgg mu baax ñooñu kenn mu leen a fay voilà. yéen kenn du yéen Sidi Gaye da ngeen a baax macha allah jërëjëf Baye Dame maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar Diop ñu mbégte vraiment nga ñëw participer ci lii àndandoo ak ñun. waaw di la dalal jàmm fii sa kër xarit sa kër wëlëre sa. comme ni ko Sidi waxee rek xam nga man sama yaram daa xawul neex waaye nag moom bu amee lu mel nii dama mën a def rek danaa soox ba jéem a ñëw ndax moom maa ngi moom yàgg nañu li mu wax ne daa mee mbokk ma la man ni sama mbokk la ndax maa nga dëkk ca Njàmbur waaye Kajoor daanaka Kajoor sax département Kébémer arrondissement Ndande ga mu dëkk am naa fa ay mbokk ñoo xam ne bokk fu ndoor njànge bokk lépp te moom mi wax dëgg yàlla ku baax la ku baax a baax la ku amul yëg ndax xam na ne man mënuma waaye su ma woo rek ci lu mel nii il faut mu gis ma waaw loolu la moom Aliou kii bi maanaam ak sunu association élevage bépp sax laay wax ñëpp ma bëgg li ñu may ñaanal mënuma daaw ba ren maa ngi tëdd koo rek daaw ba ren ba fii nu toll mënuma dara waaw kon nag sant rek di leen sant yéen ñëpp kon ni ko sii di waxee yow mi élevage bi fu mu dem ndax ba ñuy def émission yi booba xar yi melul nii ma yor Balla Gaye dégg nga moom mi maa moom daan nii mu defante am noonu lan daan defante booba lii xew moo xew rek waaye lu ma sa bëgg ci man jox naa ko lu ma bëgg ci moom jox na ko noonu lan daan doxal waaw jërëjëf Diop kontaan nañ leen bu baax a baax. kon nag xanaa rek di leen wax ne lii mooy élevage égal partage élevage égal diisoo sottante xalaat élevage égal vraiment ubbi xol yi yaatal ko vraiment bu ko defee kenn ku ci nekk mën a profiter ci li nga xamante ne moom mooy valeur bi nekk ci biir élevage yi mbokk yi xarit yi am di jàmm yi votre ami votre frère qui vous a toujours aimé et adoré coach di leen jox rendez-vous beneen yoon rek ci beneen émission ndaanaan avec d'autres champions que vivent les champions.